jullit yi la moo tax deuxième objectif collectif mooy nañu fexe ba saakir yi ñu jël doxale ko suñu diggante daal di ñu sax ñu kee di jàng wala ñu ni sax ñese bi ci tuwaawam la bokk wala ñu ni kay xaalis nga xam ci tubaab rahman yooyu moom ñu ne fexe ba màbb nañ fexe ba màbb loolu parce que daanaka màbbuñu ko amul dara lu ma xam ne bu dee jullit yi ñoom ñoo bëgg a taxaw ku jóg ñu ne kee de murit la kii ab tijaan la rek maanaam ba nga xam ni kon dafay mel ni dañoo mujj nag taqali suñu bopp suñu biir daal ni lii combat tijaan la lii combat murit la lii combat ibaadu rahmaan la ba kañ la ñuy mën a taxawal dara duñu ko man moo tax bokk na ci suñu objectif jéem ci mboolam jullit ñi xam ni amul dara lu dox suñu diggante lépp lu ñu mën a tàqale ci gis-gisit ci gis-gis kese la ndax xel moom moo mel noonu waaye nag li ëpp solo lépp ñoo commencé bokk yii entre autres mooy li tax collectif bi jóg ñu ci liggéey ak it nag jéem kéem suñu kàttan ba fexe nag ba réew mi di Sénégal bu ma ko mënoon misaal ci oto ñu bàyyi coque sóoru bi nag coque sóoru bi ñëw daal ëpp ci li nga participer ci ñu jënd ko oto bi ba noppi yow amoo ci benn sañ-sañ lu dul coque sóoru kese fexe ba oto bi fees encaissé 100 francs daal di toog lii moom jullit yi war nañ cee jóg lii mooy li tax collectif bi jóg su ko defee këyit yi leen doon séddale yeneen information yi ci war a topp def nañ ko ci ku ko jàng da nga ko gis waaye loolu mooy li tax collectif bi jóg su ko defee nag mu am bànqaas boo xam ne ñoom ñoo koy saytu am ay bànqaas yu bari muy comité d'initiative bi nga xam ni ñoom ñoo ko sos te mbooleem kuréel yi nga xam ne ñoo ko sosoon kenn ku ci nekk ko jiite bokk na ci waaw su ko defee ñooña kenn ku ci nekk ka ko jiite bokk na ci comité d'initiative boobu nga xam ni ñoom ñoo taxawal collectif bi loola it waxtu wu ci nekk fu kuréel bokkaatee ka ko jiite ñoom dana ca tàbbi am yi tamit banqaas ci banqaas yooyu it maanaam jëmmi comité boo xam ne ci comité directeur bi la nga xam ne loolu ñu tànn la ci seeni xam-xam mu matale ko moo xam ne xam nañu diine ñii jàng nañ ci xam-xam yi àdduna yi ñu daje ci war a jëmmal li nga xam ni loolu la ñu bëgg ci biiram nag ñu seqi ci benn bureau boo xam ni am na coordonnateur am na ku ci topp am na ay commission yu ci nekk am na trésorier yooyu moom mooy li nga xam ni moom moo ŋànk collectif bi su ko defee nag indaale nañu carte de membre yi mi ngi nii carte yi moom teguñu ko ci benn barab rek ndax xeex bi ñuy xeex li ma kilifa gu mag doon wax sëñ Saliou Touré ca Thiès nee na ma yaakaar naa ni yàlla bu yónni waatoon ab yonent sax dana ko jox xaalis ndax fi mu ne ku yorul xaalis moom boo moytul say mbir du gaaw a taxaw li ko firndeel nag mooy fi mu ne yii ñuy def ak lépp lu ci ne moyen la laaj te loo ci fexewul ba ña ko gëm wutal seen bopp ay moyen keneen ku la ko jox moo lay abal ay gët moo naan la xoolal fii jaaral fii rek loolu moom gis nañ ko ba tey kon looloo waral carte de membre yi bu dee élèves yi ak étudiants yi la 500 francs lañ koy wecci ko ñi nga xam ne dañoo toll ci di jàng te it am ci yéene ñoom téeméer lañ koy wecci ko bu fekkente ni ñi nga xam ni xëñ na amuñu kattan lool amuñu doole lool te am nañu yéene carte yi 1000 francs lañ koy wecci ko te ay mukallaf lañu mag lañu ñi nga xam ni nag am nañu salaire 2000 francs la ñuy wecci ko seeni carte de membre ñi nekk ci diaspora bi 5000 francs waaye am na ci carte yoo xam ni nag dañ koy bàyyi par rapport ak nit ki yenn kilifa yi nga xam ni tàmbalee na ci 10 000 am na koo xam ni day ñëw daal ni man daal liggéey bi dama cee bëgg a jàpp man sama carte man par exemple 500000 laa koy jëndee donc loolu moom mi ngi aju ci kilifa ga ak li mu bëgg a jàppee ci liggéey bi rek donc yooyu noonu la tëddee
kon yeneen information yi ci des moom mi ngi ci këyit wi nga xam ne distribué na leen ko ku ko ci jàng da nga ko gis. ñoo ngi may jot lii tamit ay ñaari éléments yu ma fàtte woon mooy question genre bi li ma doon wax ci Sénégal boo seetloo tey combat bi ñoom Alaaji Abdou ak sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma yëkkati woon ak kilifa ya ñu àndaloon ñoom tey bu ñu dellusiwaatoon jamono yaakaar naa danañ jaaxle ndax au moins combat boobu dafa waroon am continuité ba au moins jéego am ci en terme de résultat tax may wax de waaye ñun yeneen buum dollikuwaat na suñu kaw yéen ñu yeewaat bokk na ci par exemple ministère du genre bi ñu taxawal Sénégal ministère du genre mooy lan bu fekkente ni genre dañoo bëgg a saytu soxna si la ñu bëgg jigéen ñi toppatoo seen i mbir mais loolu ministère de la femme mën na koo lijjanti femme ministère bi toppatoo mbirum jigéen kañ war naa lijjanti condition jigéen waaye bu nee ministère de la femme de la famille góor ak jigéen la ak seen njaboot bu nee genre kañ genre mooy bokkul ak ñaar yi te pourtant depuis 2017 ministère bi mi ngi Sénégal mi ngi mel ni turu sénégalais yi ci lañ ko taxawal sénégalais yi ñoo ko bëgg effectivement ñoo ko bëgg ndax ñi fi nekk suñuy mbindaat lañu sa mbindaat nag du def lu li nga bëgg rek kon noppi gi ñu noppi ak cereeral gi ak ñàkk yittewoo mbir yi ñuy doxal ci suñu tur moo waral yii yëpp di am te bu ñu xam loolu fan la jëm de fii fukki at ñaar fukki at ndax ñoom Alaaji Abdou ak sëñ Cheikh xamuñu woon ministère du genre ñoom liñ tollaloon muy code de la famille xeex nañ ko ñun tey non seulement loolu ñun xeexuñu ko waaye dollil nañ ci yeneen jéng yu ñu yeewaat bu mujj ban la bu mujj ban la waaw am na boo doon waxaat article 319 d'accord mbirum kii ba bi mujj bërki dem ba gis ngeen benn député boo xam ni ñoo ngi koy ndokkeel fii muy Mamadou Lamine Diallo collectif bi dem nañ fa ba waxtaan ak moom aussi nee na moom dafa xëy ñu waroon am commission nee na ba yàgg daal mu ni naa dem rek parce que booba ñoo ngi doon waajal loi bi jëm ci wàllu viol ak pédophilie viol moom kenn àndu ci force nit ak violenté ko ak jaay ko doole waaye na ngeen xam ne viol boobu nag borom kër yi ak sa soxna ci la bokk de maanaam sa soxna si nga takk ci farata si yàlla ak sunu yenente bi mën naa dem porter la plainte ni da nga maa violé loolu moom na ko ñëpp xam loi bi loolu ci la bokk donc ci loi boobu bi ñu koy taxawal en commission nee na moom dafa dem agsi rek ñu jox leen texte bi de man dama ko tiimul ni sax mais partagé woon nañ ko nga xam ni disposition article 319 bi condamné mbirum acte contre nature mooy ñaar ñoo xam ne waruñoo ànd daal ci sëy te loolu sax dégg ngeen délégation sénégalaise bi demoon fële ci commission des droits de l'homme bu Nations Unies ndaw si dafa wax ni acte boobu bañul Sénégal bañul ngóor jigéen la wax sama téléphone dañ ciy filmé mais ñàkkul ni am na ñu ko war a am fii Cheikh Makhtar bokk yi ñu dégtal leen maanaam dafa wax ni Sénégal condamné wul bañul ngóor jigéen article 319 bi li mu wax mooy acte contre nature ba noppi def ko ci am pénc mais fii ku génnoon fii ànd ak sa soxna sax say ci pénc mi yoon tëj la waaw Ce qui est réprimé, c'est les actes contre nature. Et actes contre nature commis en public. Parce que si ces actes sont commis en public, ils sont considérés comme des attentats à la pudeur. Ça veut dire qu'au Sénégal, il ne s'agit pas de persécuter les personnes homosexuelles dans leur intimité, dans leur vie privée, dans leur maison.
contre nature commis en public, ils sont interdits et réprimés. Et je reviens à ça. donc ndaw si moom moo jiite woon délégation sénégalaise ci commission des droits de l'homme bu Nations Unies parce que dañ leen di évaluer périodiquement yaa signé woon charte sangam traité sangam ak mbirum góor jigéen ñi fu ngeen ci toll dañ leen di convoqué ñu ñëw wax fan lañ ci toll yan jéego lañ ci def yan résistance moo ci am ak lan moo ko waral. alors lii bi ñuy évaluer Sénégal la ndaw si nee na Sénégal moom ba ñu ngóor jigéen condamné wuñ ko ndax article 319 bi muy cité nii effectivement acte contre nature lañ ci wax. acte contre nature nag mooy ñaar ñu ànd ci sëy te waruñu woon a ànd nga xam ne dafa safaanoog ni ñu bindee kaw ni bi ni ñu bindee waaye moom nee na gis nga li mu ci wax sax xëy na gis-gisu boppam la waaye ñàkkul nit ni loolu lañ ko wax ni ko position officielle bu Sénégal la mooy buñ ko defee ci am pénc loolu lay bañ. léegi nag disposition bii lañ bëggoon a soppi nag faf ba nga xam ne dañ koy wàcce ba à 18 ans lay agsi ba daal acte contre nature 18 ans léegi la ñuy réprimer mais su xisee am 19 ans góor ak góor gu sëy amul problème jigéen ak jigéen ju sëy amul problème lii la gouvernement bu Sénégal naroon fi mu nekk nii. Mamadou Lamine Diallo bi mu demee gis ko daal di koy dénoncer ndax commission ca ngay amee plus de temps ñu discuter ci nee nañu def suspension de séance 1 heure presque 1 heure 30 minutes bi ñu dellusiwaatee ni kon nañ ko abandonné waaye terewul bi ñu ñëw en plénière indaale nañ ko. moo waral ay débat amaatoon ci assemblée nationale député yi surtout yi nekkoon Touba ñu opposé wu ci ba sëñ Cheikh Bara Dolly wala ki ci des Cheikh Bara Dolly gis ngeen def na ci moom keroog discours bu am solo dañ leen nañ fàttaliku Alaaji Abdoulaye waxoon keroog ba ñuy denc Lamine Gueye ndax loi yi ñuy voté bisa ngi ñëw ñu teg ñu ci kuusu bàmmeel te bu boobaa danañ xam ni liñ doon wax yépp danañ leeral fan lañ ko sukkandiku woon bu ñu rus kenn ba tax ñu safaanoog li yàlla bëgg waaye it bu ñu tuutal suñu bopp ci kenn ba juyoog yàlla li mu bëgg lii moo tax ñu retiré ko ci. léegi lan lañ mën a jànge ci loolu mbokk yi mooy gis ngeen suñu politiciens yii ñuy wóolu ñoom ñoo ngi yot ndànk-ndànk lu mën a jàllale rek jàllale dindi nañ ko effectivement ndax retiré nañ ko finalement looloo tax ñu retiré ko ndax ñoom dañu leen kat ñoo ngi koy bañ fii mais ñoo ngi génn léegi jéebaani leen ni yéen a ngi daganal kon ak ngóor jigéen parce que suñu wàccee woon loi bi ba 18 ans mais nee naa la soxna si nga takk sax sañoo sëy ak moom ci biti ñaareel bi it fi mu ne bu doon góor di ànd ak kum takkul sax ci biti bu ko defee yoon dal ci kaw ndax attentat à la pudeur la loolu yoon daf ko réprimer donc gis nga seen galgal yi ñuy def li waral kon kilifa diine yi sëriñ daara yi imam yi ustaas yi gën a bàyyi xel liy dox ci réew mi mooy lii absolument gis nga Union européenne fi mu ne mi ngi xupp Gambie ba Gambie ñoo ngi wooteeg wàllu ñun war nañ fa dem sax pour jàppalante ak ñoom ni leen bu ñu daganalul ak ngóor jigéen dootu ñu leen jox xaalis fii la yëf yi toll fi mu nekk nii fii la mbir mi toll lii mooy ànd sàmm jikko yi lii mooy li ko tax a jóg su ko defee waxtu bi mel na ni sori na lii moom lu jëm ci constitution bi dama koy tënk rek kilifa yi fi nekk nii muy association sëriñ daara yi yenn ci kilifa yi danañ leen jox constitution bi ci wàllu arab xëy na moom la ñu gën a jekku su ma ko jàngee ñoom danañ xam disposition yi ci nekk muy constitution bu mujj bi 2016 bi su ko defee loolu ñoom danañ ñu mën a permettre à ce que doon ay relais ba mën a fexe ba li ci nekk ci ay disposition ñu mën koo partager mën koo wasaare mën koo gën a yaatal ci seeni jotaay ak ci occasion yi nga xam ni danañ ko am ndax lii ni ma ko waxee sànq constitution bi dégg ngeen fi am na coow lu fi amoon ci référendum bi la tàmbali woon am na booba benn député moom moo doon sax président groupe parlementaire wu ñii ñu dénk réew mi dafa waxoon ni constitution bi mooy suñu alxuraan mooy suñu bible mooy suñu tawret maanaam li kilifa yii xamul mooy constitution bii moom lañ teg ci kaw alxuraan léegi nag man nan lañ ko war a layee fi mu ne bu ñu dajeeg suñu borom laay wax man te ñun ñi yëpp jàpp nañ ne problème amul amul benn problème
waxi yàlla moom am na lu ko tiim y a pas de problème ci turu askanu Sénégal lañ ko def. gis nga loolu la njëkk a bind ci préambule bi maanaam sénégalais yi ñoo wax ni yàlla daal gëm nañ ko waaye nag matuñu kilifa moom ba tax na ay waxam duñu ko doxal duñu ko dugal ci ñun li ñuy doxale léegi nag ñun li ñu bëgg mooy li tubaab bi wax la ñuy jël te ba tey yaakaar nañ ni benn problème amul fi mu nekk nii yow yàlla yaay suñu kilifa waaye nag yow gëm nañ la waaye nag moom mënoo doon suñu kilifa wala boog suñu kilifteef gi dañ koy xaaj ci ñaar nga yilif ñu fii waaye nag république bi yilif ñu aussi te tiital nañ ñoo tiital ba ku ci doon bëgg a wax léegi ñu xuux la nan la non c'est un islamiste c'est un nangam man j'assume islamiste ak noo ma woowee man assumé naa parce que li nga wax baax la yow la engagé te dañ lay bëgg a tiital xoqatal la ñoom ay vrai terroriste lañ laa la wax dañ lay tiital ba da nga finalement la imam ba waxoon rek nee na baatub jihaad sax ñemetuma koo tudd fi mu nekk nii te alxuraan wax ko nee na bu ne wajaahidu fii laay xaq jihaad yi mu ne déet defal ndànk bu ñu kër-këreetee ngën gi kër-kër yoonu yàlla ah nga xam ni baat yi la yàlla tànnal sax yow ñemeetoo koo wax ba noppi ñu ni ba tey amul benn problème na xale yi mokkal alxuraan rek baax na mais bu ñu mokkal alxuraan ci ngóor jigéen nañ leen ni tàbbal danañ jël luwaa yi bu boobaa ñu la luwaa la boo xam ne si jàll na marix mënuwoo ci dara te bu boobaa nañ defoon sëriñ bi ñu jéngoon fii ñëw yóbbu ci kaso fii lan lay def jéng la te kenn du ci man dara ndax luwaa lay doon kon yooyu dañ ko war di yittewoo dañ war a yittewoo suñu réew mii li ñu fiy def ci suñu tur ñu ko yittewoo comme su ko defee ma tënk bu gàtt ci jëmmi constitution bu Sénégal ci ñetti pàcc bii tamit def nañ ko ci wolof danañ ko mën a séddale mbokk yi ku ci am xëñ na ku mën a jàng ci wolof danga ko mën a jàng ku ci am doom mbaa jarbaat joo xam ni mën naa jàng dana la ko mën a jàngal waaye day wax rek nga xam li mu wax def nañ ko ci wolof mooy jëmmi constitution bi waaye ñeenti pàcc lañ ci jël ñeenti pàcc yoo xam ni jàpp nañ ni benn Sénégal lay waru ko umpale mooy liñ ci jiital muy muxaddima bi maanaam préambule bi traduire nañ ko ci wolof moom titre 1 bi nga xam ni moom la ñu taxawal suñu état ak forme bi ak ni ñu koy defee ak ni ñu ko nosee ak li mu ëmb moom tamit traduire nañ ko titre 2 bi nga xam ni moo jëm ci jëmmi droit ak liberté yi ak yelleefu sañ-sañu sénégalais yi moom tamit traduire nañ ko ak titre 9 bi nga xam ni moo jëm ci traités internationaux yi moom tamit traduire nañ ko kon damay jukki ci bu gàtt am na document moo soxla de est-ce que fii la nekk sax waaw fii la nekk waaw baax na si damay jukki ci lu gàtt rek li lay wax ni ñun dañoo dugg ci gaal goo xam ni xamuñu fu muy teere ji xamuñu ko constitution bi en français moom mi ngi nii en français arabe bi wane woon naa ko sànq biñ bind ci wolof aussi mi ngi nii constitution bi ci boppam dañu wax ni li ci njëkk mooy Sénégal gi moom boppam sénégalais yi ñoo moom seen bopp argument nga lii boo xam ne si Senghor dana ko téye bis penc ba moom Senghor dana am mbégte lool ci yëkkati argument bi sénégalais yi moom seen bopp nga xam ne li nga def lépp yaa ko def ci xam sago ak sa bëgg-bëgg ak sa nammeel nun sénégalais yi moom suñu bopp nag di askan woo xam ni moom na boppam jàpp bu baax ci dooley mbatitam mbatit mooy suñu culture gi sori lool ci moom te mooy tabax bennoog waa réew mi ndax mënuñu ko séddoo xam bu wér ni mbooleem waa réew mi ci góor ñi ak jigéen ñi seen nammeel ci wéy di nangu mbooleem li leen di dikkal ëllëg ci di dimbalante ak liggéey ak amuk dogu ci luy jëmale kanam réew mi loolu ay principe la yu ñuy fàttali ba ku koy jàng xam ni kat ñii ñooy waa Sénégal moom lañ jiital ci préambule bi bàyyi xel bu baax ni li tax liy tabax réew mi
mi ngi aju ci ngor ku nekk ak weg nit mi cosaanu xereñ ci sos yeewul ci amuk solo doxal cosaani réew mi ak càmm gi di ko dëgëral càmm mooy état mais takkale ci jubuwaayu bennoog waa Afrique kon lu ñu mébét la loolu ñu ni askan wii moo wax ni li njëkk a wax lan la tàbbi nañu soobu nañ ci déclaration des droits de l'homme et du citoyen bu atum 1789 ndax déclaration boobu yéen xam ngeen ko mbokk yi ndax am na ko fi xam fii ci salle bi déclaration des droits de l'homme et du citoyen bu 1789 kan moo ko fi xam ci salle bi na ma baal rek mu yëkkati loxoom. déclaration des droits de l'homme et du citoyen bu 1789 kan moo ko fi xam kan moo ko fi xam ci salle bi kenn xamu ko fi seetlu imaam nee na mas na koo gis da koo gis déclaration bi mi ngi nii 17 article la 17 kon ku ko xamul liiragoo ko xamoo lu mu te pourtant nee nañ askanu Sénégal wi ñu melal léegi nii li mu njëkk a def mooy tàbbi ne te nangu lii ba noppi ba dab te liñ la nanguloo yow xamoo ko mosoo koo jàng mosoo koo liir muy benn anomalie benn problème ak nangu itam liñ tënk ci mbooleem jëfandiku ak jumtukaay yi lëkkale réew mi muy Nations Unies ak unité africaine niki déclaration universelle des droits de l'homme boobu moom xëñ na ñu bari gis nañ ko ñaata article la ci nekk ñaata article ñoo ci nekk 30 article bu 10 décembre 1948 nga xam ne biñ koy def ñun sóoraale wu ñu sax ñun africains yi ndax boobu moomaguñ suñ bopp ñi amoon sañ-sañu am àq ak yelleef boole wu ñu ci te pourtant moom lañ teg ginnaaw bii ci suñ constitution nga xam ne lii fi mu ne loi constitutionnelle la ci préambule bi la bokk ñu ni teg ci jumtukaayu Nations Unies ba tey la convention relative aux droits des enfants li tax ñu tëjoon sëñ Xaadim convention bii la li waral sëñ daara bi ñu jàppaat Kaolack bërki démbal lii la li waral sëñ daara bu fi jëngati daan la tëj convention bii la est-ce que sëñ daara yi mas ngeen koo gis te pourtant ci constitution bi lañ ko inscrire wane ni am na dayo constitution ñun ci ñun ak la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes bu 18 décembre 1979 convention bi tamit ci àq ak yelleefu jigéen ñi ci suñu constitution lañ ko inscrire loi constitutionnelle la moom tamit bind nañ ko ci préambule bi ak la charte africaine des droits de l'homme et des peuples bu juin 1981 moom tamit mi ngi ci suñ constitution gis nga mbooleem juróomi jëfandikukaay yi ma lim nii benn bu ci nekk loi constitutionnelle la kon li mu ëmb ci ay article ëpp ñeenti téeméer sénégalais yi seen bët tegewu ci te pourtant ci turu sénégalais yi tax ñu signé ko ratifié ko ba nag yéegal ko ba tolloole ko ci suñu constitution ba ci lii tubaab yi tënk nii rek fi mu nekk nii àggale guñ fa waxi yàlla alxuraan moom booleeguñ ko ci waxi yeneen ci bi boolewuñ ko ci waxi sëñ Tuubaa ak Maam Alaaji Maalik waxaale wu ma ko moom waxaale wu ma ko lii lañ boole ci constitution bu Sénégal donc protocole de Maputo bi ma doon wax sànq mi ngi nii Sénégal signé na ko depuis 2004 kon lii mooy li ñu jiital te nangu ko te yóbbu ko ci suñu constitution ñun muy téere bi gën a mag ci réew mi su ko defee nag am na yeneen yu ñu ci tegaat waaye buñ leen jot les documents bi ku jàng da nga ko gis yoo xam ni firndeel nañ ko léegi nag ñu dem ci atte yi maanaam mooy titre 1 bi ñu ni atte bi njëkk ci Sénégal réewum Sénégal dafa laïque dëppoog
démocratie maanaam doxalinu mbooloo mi fu mu gën a lëng ñi ëpp fu nu jëm loolu la Sénégal tànn di ko doxe ak lan bokkoo ak jàppalante muy social. beneen argument bu doy waar a ngi nii boo xam ni xaw ma nu ñu koy lijjantee bu ñu taxawee ci kanamu borom bi ndax nee nañ Sénégal moom reconnaîtreul diine maanaam daal dafa am ay diine yu bari yu fi nekk kon day def ndey ji seex nee na ci waxam waaye nag day tànn jeneen diine joo xam ni bokkut ak diine yi fi nekk su ko defee ñu teg ci kanoy état bi doxalal ci askan wi ndax l'islam maanduwul chrétienté mi tax ñu indi woon laïcité maanduwul moom tamit kon dañuy dàq ñaari diine yëpp lii mooy li njëkk a bind ci suñu article constitutionnel teg ci lan mooy ci démocratie lañ koy doxal nag mooy sénégalais yi mbooloo ma la ñu bëgg la ñu gëm fa nu ëpp rek fa nu jublu rek loola la ñuy doxal kon anak Sénégal ku fi nekk ku mën a am aw lay ci kanamu borom bi tey jii ndax ñoom jël nañ seen i disposition de nee nañ mbooloo mi fu mu gën a lënge rek lu ñu wax loolu la te pourtant nee nañ jullit yee fi gën a lëng te jullit yi mënuñu loolu fañ mer ñun daal bëgg nañoo imposer góor jigéen dañ koy bañ yooyu dong lañ mën réaction dénoncé réaction ak dénoncé su ko defee loolu muy jafeñ-jafeñ moo xam ne si bu ci am solo la beneen bi ci topp ci alinéa 1 bi mooy làkk wi ñuy jëfandikoo te lu mu am solo ñu ko ciy jaarale français lay doon mi ni jafe-jafe wu garaaw la askanu Sénégal ni ma koy faral di misaale président Senghor daf doon def benn tournée daal di ñëw boor yi Kajoor gi suñu dëkk gi Njàmbur ak Kajoor sorewul xam nga ñun Kajoor ay kaw-kaw lañ mu am fu mu fa agsi di waxtaan ak mbooloo mi ginnaaw wax nañ mbooloo mi ni leen lu président wax rek ni leen wëy muy wax ba yàgg aide de camp bi ñëw soufflé ko benn xibaar ni ko président Amical Cabral dafa gaañu mu ni on vient de m'annoncer le décès de son éminence le président Amical Cabral ñu ni wëy Senghor ni mais comment mais je parle de quelqu'un qui est décédé ñu ni wëy Senghor am problème ni teg mbooloo mi ni teg waa ji yéegaat ci kaw ne ko te nga ko wax ci wolof mu ni dañu ma wax dañu am naqar ak tiis ñu wax ma suñu mbokku président Amical Cabral dafa gaañu ñu ni de subhaana yàlla na ko yàlla yërëm nangam parce que ñoo ngi soog a xam li mu wax ñoo ngi soog a xam li mu wax maanaam askan wi amuñu problème Senghor bi doon wax moo am problème parce que France Allemagne nootoon na ko mais taxul waa France tey lu ñuy bëgg a wax ko ci allemand li Cheikh Anta Diop doon wax it boo ko seetloo ñun li ñu dal wax dëgg yàlla kenn mënu koo jàngat ba xam lan la da ngay gis sénégalais bu dem ci cérémonie officielle dem Gambie wala Gambie ñëw fi sénégalais bi jóg wax ci français am ko tekkil gambien bi ci anglais gambien bi jóg wax ci anglais am ko tekkil sénégalais bi ci français te ñoom ñaar ñëpp koñ ci dama na mun la xaar ñoom ñaar ñëpp dégg wolof bi ñuy nuyoonte ci wolof lañ nuyoonte saa waay na nga def ma gëj naa la gis naka kii bi man de tey mbaxal laa nanga déggante ba noppi mais bu ñuy wax officiellement kii wax ci français kii tontu ko ci anglais am ko taxaw seen diggante di ko kii ñun li ñu dal lu garaaw la léegi nag loolu la ñu nangu nii Sénégal lu ñu fay wax lu am solo ci français lañ koy wax lu fi am solo lu nekk ci français lañ koy bind leneen luñ fi wax bu dul ci français binduñu ko ci waxuñu ko ci amul solo fi ne loolu mën nga koo jàngat lu garaaw la ak yeneen yu bari yu ci topp su ko defee ñu indi par exemple institution yi man gis naa ni foofu jafe-jafe am na fi man foog naa ni réew yi ci àdduna xëy na ñàkkul ni am na ñu ko am waaye ku mel ni Iran moom mat nañoo rey foofu ndax ñoom fi ne seeni institution kilifa ak diine yi lañ teg ci kaw ayatollah ba moo tiim ñëpp moo tiim président bi
moo tiim assemblée bi moo tiim ñëpp. ñun nag malheureusement ki ñu jiital ni moo tiim ñëpp balaa prêter serment sax ñu yóbbu initier ko ba pare takkal ko seen caq yooyu franc-maçon yi takk mu yor ay yëfam génn di wan ne nag moom adhéré na ci loolu. te yooyu yëpp fi mu ne suñu disposition askanu Sénégal ñoo ko waxtaane la ñu wax ba d'accord kon nag yooyu la xam naa danaa ci tëbaat yu baree bari ba dikk ci titre 9 bi. titre 9 bi moom article 97 bi man ci laa am jafe-jafe dañu wax ni Sénégal bu génnee ci bitim réew ba waxtaan ak tubaab yi ba tubaab yi am xalaat ci àdduna ni mu war a doxee ak ni mu war a tëddee ak ni ñu ko war a nose Sénégal bu nangoo waxi tubaab yooyu ba indi ko ci Sénégal seen xalaat yooyu mooy tiim loi bu mu fekkoon ci réew mi. ma jàng ko ci français. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, suñ ko ratifié Assemblée nationale la koy def publication bi journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. nga xam ne bu ñu ko seq ak États-Unis ñoom bu ñu ko doxalee ñun dañ koy doxal, il suffit ñu ratifier ko rek publier ko jeex na. tiim na loi bu mu fekkoon ci biir réew mi kon loi bi la ñuy soppal ni fi mu nekk nii pour dëppale ko ak moom. alors kon gis ngeen fi réew mi toll ci jafeñ-jafeñ boo xam ni yaakaar naa ku am lu muy yëg lu nekk war naa xam ni fi mu nekk nii nag jéem a fexe ba askan wi yeewu ci te taxaw ci moom mënatu la ñàkk. kon yaakaar naa ni ginnaaw document yi disponible na xëy na duñ ci defaat damay gàttal kii bi gàttal waxtaan wi ci loolu. document yi disponible na en français ak wolof ak ci arab li ñu ci jublu it mooy fexe ba mu yaatu nit ñi jot ci fexe ba it kenn ku ci nekk bu mu ci xeeb kenn bu mu ci xeeb ñaar ndax dafa am wax ju am solo li may wax ni sëñ Abbas Sall mii daf ko daan wax. dafa daan wax ni ci liñ ma wax doomam moo ma ko wax ni ma sama papa dafa daan wax ni wàññi leen waaraate bi tey yeete wàññi leen waaraate bi tey yeete. nit kuy nelaw kenn du ko waar nit kuy nelaw danga naan ko pëkk pëkk ba mu niqi feet xool la nga jox ko satala mu dem sëlmu ak si nga jox ko kaasu café bu tàng soo ne ko dama ni mun la xaan waaye kuy nelaw bay gént moom xamoo lu muy gént nga naan ko yàlla nee na yonent bi neen la yow yaa am problème moom amul problème. te man gis naa ni waxi sëñ Abbas jooju ju am solo la te wax jooju wéete wu ko de du moom rek a ko wax. Cheikh Ahmad Bamba bi mu demee Saint-Louis bi mu njëkkee jotee gisee tubaab bi xasida gëm fa bind ilhamu salaam loolu la ci wax fi zabi an dinil islam dafa wax ni xultu munabbih la wax xultu munabbihan lakum yaa xaw mi intabihu min sakarati nawm man kat ab yeetekat laa te yeete boobu sama askan la ñeel waaye ni leen yeewu leen ci seen nelaw yi sukuraat yi ngeen di nelaw. Sénégalais paradoxe bi fi nekk dafa yéeme maanaam ñun nelaw yi ñu nekk dafa xóot c'est-à-dire danger bi ñu nekk aw askan nekk ci te mel ni dara amul dox ndànk koo ci waxanteel heure sax heure ba dana toog ñaari waxtu muy soog a ñëw ci ngay gis ñun am na lu war ci suñu réew mii. te loolu nag suñu boroomi xam-xam la interpellé parce que man mi xamul man awma problème yéen ñu wax ni yéen a xam yéen a am problème yéen a war a fexe seet. ci xam-xam nan lañu war a fexe ba génne askan wi ci nelaw yu xóot yi kon loolu appel la boo xam ni dañ koy def borom xam-xam yi ñu def ko. fi may tëjee sama kàddu nag mooy contexte bi contexte bu particulier la bi ñu nekk nii man damay wax souvent ni sunu jamono amul yonent bu mas a taseeg jamono ju lëndëm ju mel nii amul pour 2 raisons amul benn nitu yàlla bu mas a taseeg jamono ju mel nii amul. yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ci ñëpp la ko yónni waaye dajewul ak contexte bu mel nii
yenente bi ku ne xam ne ni génnul diggante Makka ak Medina booba communication yi demeewul nii bu waxee dara bala caa waa Misra jot dana def diir bu yàgg donte ci ñëpp lañ ko yónni yi tamit waaye message am du ko wax nii rek ñëpp jot ci léegi te it li ñuy wax globalisation ba nga xam ne tey mën nañu wax ni une gouvernance mondiale am na booba aussi amul parce que loolu ci deuxième guerre mondiale lañ tàmbali expérimenté loolu kon pour ces deux raisons là yeneen bi sax alayhi salaatu wasalaam dajewul ak jamono ju mel nii nitug yàlla ku dajeeg lu mel nit man gisagum amul alors ñun suñu dajeeg jamono joo xam ni contexte bi c'est sans précédent ci lan loi yépp fi mu nekk nii dañ koy universaliser économie bi ñu universaliser ko la gouvernance mondiale kazalika instrument yi nga xam ni moom la mbootaayu xeet yi di jëfandikoo tamit ñu universaliser ko ba noppi éducation bi aussi ñu universaliser ko moo xam arabe nga ko jànge moo xam mandarin moo xam français nag dañ koy universaliser ba nga xam ni ki jànge ci arabe génn ci ak ki jàng anglais ak français benn produit bi la ñuy doon alors bu fekkee jamono ju mel noonu nga te ñi koy def mooy ñi nga xam ne lànk nañu yàlla doon seen kilifa kon yow mi nangu yàlla di sa kilifa soo teelu te jóg amuk dogu ba noppi sax ci mbir yamay ci doon ci kenn ak muy ñaar bañ a séentu mbooloo waaye donte ñaar ngeen taxaw leen ci li ngeen war a taxaw rek mbir mi sotteewul ci ñun li ci yàlla nam rek ay am waaye nag faw ñu may ko aw lay loolu moom lu mat a fàttali la effort la ñu laaj effectivement beneen bi ci des it mooy mag ñi fi nekkoon man gis naa ni ñooñu raw fuuf am na ñu bari ñoo xam ne dañ leen di critiquer mais mag ñi ñooñu raw téeméeri junni yoon ñooñu man parce que bi ñu yëkkatee code de la famille bii suñu yoon bu mujj ci Louga moom la ñu waxtaane woon soxlawul ñu koy tudd mais bi ñu yëkkatee code de la famille bii en 71 mais mag ñi sur le champ dañoo daje Ndakaaru kër Alaaji Seydou Nourou Tall ma nga fa woon Alaaji Abdou nga fa woon sëñ Cheikh Mbacke Cheikh al Islam sëñ Mandione Laye xalifa Ngourane xalifa Ceneba xalifa Ndiassane ñoom ñëpp fa daje tey pour nga dajalee xalifa yi rek problème la tey pour nga dajalee mboolem kilifa diine yi rek problème te ñoom ñëpp daal di daje sur le champ le 3 janvier 1971 daje jàngat code bi ñu gis génn ci 74 articles yoo xam ni weddi na wax yàlla 74 dañ ko répertorier articles yëpp a ngi fii ci dossier bi ñu noppee dañoo daal di gis ak Senghor ni ko ñun lii duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg bref bu ma ko tënkee Senghor woor leen ànd kook Abdou Diouf Abdou Diouf fa leen recevoir ni leen li ngeen bëgg danañ ko def ndax man jullit laa saa ndey jullit la saa baay jullit la ban fa jógee dañoo jékki-jékki rek dégg ne loi bi jàll na assemblée nationale Alaaji Abdou ni danaa ci def xutba kon bu ma demee Tiwaawan sëñ Cheikh Mbacke ni bu ma demee rendre compte sama kilifa bind na ci téere Cheikh al Islam bind na ci ay bayit Alaaji Abdou bind na ci ay bayit ñoom kilifa yépp ni duñ ci d'accord sëñ Abdoulaye ci suba ga la woo rajo bi Touba daal ni code de la famille bi moom du dox Touba sëñ Mandione Laye même chose déclaration bi la def ni du dox Yoff ak Cambérène kon ñoom ànduñu ci woon su ko defee ñoom taxaw nañ ci loolu donteel la ñu bëggoon ñu soppi ko sax soppi wuñ ko waaye taxaw nañ ci te seen jëf moo leen di seede ëllëg ci kanam borom bi te yaakaar naa ni ëpp ñu leen responsabilité de waaye terewul dañ doon jóg déplacé wu di toggoog ay coono di ca def ci gëstu di dox ak a wax ba xëy na léeg-léeg ci yàlla dogal en 95 ñu daal di créé li ñuy wax SIRCOF mbootaay googu sëñ Abdou Aziz Al Amin moo ko jiite woon ñu daal ni kat suñu kilifa yii jëf jii ñu jëf waruñoo seetaan muy neen nañ ci taxaw ba la ñu bëggoon mu am ñoom it def nañ ci ay jéego sax ba gis nga proposé code bi xalaati Touba ngi ci Tiwaawan Ñaseen Médina Gounass association islamique yi ñoom ñëpp ñoo bokk def tënk bi muy code de la famille pour julli ci yamuñu te ñu woo benn député mu dugal ko assemblée nationale proposition de loi 2010 waaye bañ ko dugalee lañ ko sànni fi mu nekk nii mu jël fenn léegi li waral kon ñu cof suñu kilifa yi
li waral suñuy wax amul solo loolu ci ñun la. dégg naa baatu wolof bu ñuy wax ni bukki bu dabee ponkal ca doxin wala kon loolu moo lay wax ni kon kilifa yi ay jàmbaar lañu taxawaay bu nekk am nañ lii sëñ Abdou Aziz Al Amin moo ko doon coordonné commission bi nekkoon Touba sëñ Mourtala moo ko jiite woon sëñ Mourtala moom sëñ Touba bi ñu noppee tamit moom moo ko signé moo signé ci turu sëñ Saliou sëñ Abdou Aziz Al Amin signé ci turu sëñ Mansour si yeneen xalif yi fi nekk yépp it ku ci nekk signé ñu woo député jox ko ni ko dugalal ñu ko ndax lii lañ bëgg ñun ci suñu askan pourtant dañ koo sànni li waral sànni gi nag ci ñun la ndax ñoom def nañ effort bu rëy waaye léeg-léeg dañ dul waxtaan aussi ci stratégie dañoo waxtaan ci contenu rek mais waxtaanuñu ci stratégie te loolu ñun ñoom fan jànge woon fan lañ jànge ji xam nañ nan la ñuy tëralee stratégie ba li ñu bëgg ñu am ko ndax yëf yi rapport de force rek la te lépp ci dal dong lay am ci jàmm dong réew mi dara du fi yëngu insha allah rabbi waaye dafa jot ñu xam ni ci réew mi lañ bokk warut ñoo taxaw fee rek naan nañ ñu booleeg nañ ñu bàyyi xel su ko defee tamit combat bi daf ci am ñaari pilier yoo xam ne tant que ñoo ngi leen di bàyyi ginnaaw combat bi ci sooxe lay nekk benn bi mooy ndaw ñi il faut ñu leen impliquer responsabiliser leen beneen bi mooy jigéen ñi gis nga jigéen ñi combat bu ñu xis suubu lañ ciy man lu bari góor sax du ko man ba tax na jigéen ñi nañ leen ci impliquer waaye nañ ci impliquer aussi ndaw ñi tàggat leen former leen mais préparer leen terrain bi ndax liggéey bi combat bu perpétuel la maanaam du loon xeexu tey ak suba rek tant que suba ak ngoon mi ngi am guddeeg bëccëg di am xeex bi dafay continuer waxul naa ahbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ilaa hiin loolu moom mooy li am kon ñoo ngi sant ñëpp xam naa ni xaw nañu français bi waa après ñu jël waa après waa danaa ko mën d'accord kon ñoo ngi dellu di sant mbokk yi di leen ndokkeel di leen gërëm man may jàpp di gëm ni lii fi daje ci salle bi ëpp nañ sax ci liggéey bi ñett nit ñu dogu képp mën nañ ko yóbbu fu nekk. Chine tey fi mu toll juróomi nit képp ko fa yóbbu juróom te Chine ay milliards lañu fi mu ne 1 milliard 800 millions te juróomi nit ñoo leen yóbbu fi ñu toll ñun ëpp nañ juróom waaye ñoom li mu laaj ci sacrifice ak dogu dafa am ku may mas di misaal naan ko ñii ñu jàmmaar lool man dama am lu ma seetlu ci ñoom mooy saytu mbir ak dogu ak xàmmee priorité yi. dafa am genn kilifa ci ñoom goo xam ni dafa xëy soxnaam faatu xam nga sa soxna moom jege na la te deet lu garaaw la soxnaam faatu mu ni hôpital sax demul fekk na dafa amoon réunion 9h mais ca réunion ba la jubali def réunion ba réunion bi jeex bi ñuy tëj mun leen nag maa ngi leen di yëgal ni sama soxna dafa faatu soog a dem ca levée du corps ba ñun da ngay gis ñu nekk ci combat boo seqee ku mel nii combat foo wëlbatiku mu dóor la suuf foo mën a wëlbatiku doon la ndax du dàq dara ngir dara lu ci nekk da koy topp agenda bi ni mu ko tërale woon la koy doxale ñun nag fi mu ne lu bari mën naa tax ñu fanqal may sama maam yi bàjjani ti ndijaay impaañi kii nangam ka ma gisoon fee romb ko moo siburu rek moo tax nga ni mënumaa ñëw lii te lii may wax Sénégal gi la xewee nga xam ni soxnaam moo faatu waaye demul ca levée ba dafa dem ci réunion ba pare soog a dem fekk nit ñi foofu parce que kii faatu na ba pare te combat bi ñoom ci la ñu sukkandiku fi mu ne pour yàq jikko yi dox diggante nit ñi ak yàlla mënuñoo fay leeru yàlla ñoom waxuñ tuñu loolu xaw ma kañ lañ ko doon waxooy waxatuñ ko léegi ndax jàng nañ ñun téere yi ñuy wax waaye li ñuy wax mooy nañ fexe ba nit ñi léegi dootuñu jariñu ci leeru yàlla gi nañ fexe ba nit ñi nekk ci ak bon ci jëw ci wax lu dëgg ci warante ci bañante ci nangam yoo xam ni effectivement daf la koy xañ kon ñoom ci loolu lañ ñu bëgg a jëme loolu nag nañ ko bàyyi xel te taxaw ci rawatina li ñu doon waxtaane léegi muy constitution bi ñu ni mooy ndey charte réew mi te laaj naa ko léegi li nu instrument bi njëkk a adhéré bi ma laajee ndax am na ko ko mas a gis kenn tontuwul
kon nag yitte woo ko xam la ca nekk yaakaar naa ni nag day daal di bëgg a jot waxtoom day daal di jot ñoo ngi dellu di sant ñëpp di ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. waaleykum salaam. jërëjëf barakallah yal na yàlla subhanahu wa taala